ñaan dama bëgg nga delloo bu mu ca ngoy mag ndax ragal bi day xañ a wërsëg ay ca sa góor a gi tàcc leen loolu DG Aliou Mara ñi ngi lay nuyu bu baax a baax ci turu SER APR les comités d'entreprise républicains di nuyu waa Liberté 1 2 3 4 5 ba 6 tey nag fii dañu fi ñëw mën naa wax ni SER APR ñoo jëli initiative bi dem seeti ji DG Aliou Mara fekk ko bureau bi muy liggéeyee waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee ak moom xamal ko ni ko dañu bëggoon àndandoo ak moom def sensibilisation ci wàllu Covid-19 ngir nit ñi dem vacciné wu sur instruction de son excellence monsieur le président de la République Macky Sall mu jox ñu ci digal ñu dem seeti ko mu ne ñu image yi mi ngi ci SER Info TV li ngeen di def ñun ngeen koy defal kon dama ciy ànd ak yéen ba mu mat sëkk DG Aliou Mara képp ku fi nekk maa ngi lay ñaan nga tàcc ko ngir yàlla. Mais il n'a ménagé aucun effort il n'a ménagé aucun effort justement pour que cette journée soit une réussite. DG au nom des SER APR maa ngi lay jéggulu juróom-ñaari yoon ndax xam nañ ni bi nga ñëwee waroon nga taseeg ñoom ngeen duggandoo ci biir bâche bi waaye nag xam nga ni taw bi tey ak embouteillage ñu jógee Géejawaay xaw na compliqué li ñuy def mooy dañuy jox imam Diallo mu léemul ñu jataay bi ndax comme niñ koy faral di waxee rek ñaan moom toujours mooy ubbi mooy tëj. ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp mbokk jullit yi chrétiens yi ñëpp macha allah ci dëkkin bi ci rafetal bi ñu buñ ñu woowee ci lu mel nii dañ ci am cawarte lool ndaxte loolu dafay dugg ci ataawanu alal birri wa taqwa dimbalante leen ci mbaax ak ragal yàlla wér-gu-yaram nag mu nekk loo xam ne moom mooy capitalu doomu aadama nit ki boo wérul loo munti am du sotti kon wér-gu-yaram mooy capitalu doomu aadama commencé nañ fi keroog ci affaire vaccination Covid bi waaye lii daf ko tollante te ñu tuddee ko ki nga xam ne ci ñun la bokk muy Aliou Mara nga xam ne muy suñu rakk boo xam ne bu yaru macha allah di liggéey lu rafet ci quartier bi waaye ñu ngi dalal tam délégué de quartier yi nga xam ne ñoom ñoo uuf gox yi di dalal imam yi nga xam ne ñoom ñoo uuf gox gi Sacré-Cœur Liberté 4 Liberté 5 Liberté 3 ba Liberté 1 ñëpp ñu ngi leen di dalal ci béréb bi kon lii suñu mbégte la di ñaanal ki nga xam ne moom la ñu parrainé mbir mi muy Aliou Mara di ko ñaanal gudd fan ak wér ak réussite. bismillaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim comme ni ngeen koy ubbee mbooloo mi maa ngi leen di gërëm di leen di sant yéen ñëpp di jox imaam yi seen wàccuwaay délégué de quartier yi notable yi ak monsieur son excellence monsieur Aliou Mara di rafetlu sensibilisation bi ngeen di def concernant la Covid-19 li ma siy wax peut-être lu tuuti lay doon ma représenté l'ICP du poste de santé de Liberté 4
mu nekk un poste de santé de proximité boo xamante ni dafa ëmb askan bi yëpp ak quartier bi yëpp li ko dalee Mermoz Sacré-Cœur ak Liberté 4 ak la ca kaw. di remercier di rafetlu teewaayu bàjjanu gox yi ak seen organisation man ne dañ ma yombalal mbir mi parce que man dama waroon def defi sensibilisation mais ndokk bi ngeen ko defee félicitations à vous. mais quel qu'en soit l'engouement ak la joie ak le rassemblement qui nous unit aujourd'hui bu ñu xoolee ci tableau bi bu ñu dégloo s'il vous plaît banderole bii ci ginnaaw dañoo wax ma bantuwaat ko Aliou Mara accompagne les CRAPR dans la campagne de sensibilisation pour la Covid-19 may wax lenn ñàkku taxul nga bañ a feebar booy ñàkkoo ba pare da ngay respecter les mesures barrières données par le ministre de la Santé et son équipe muy lan le port des masques maanaam nga sol sa masque foo nekk ngay raxas say loxo balaa ngay lekk boo jógee ci toilette yi boo jógee marché boo jógee ci mbedd bi ba ñibbisi ci biir kër gi boo demee ci structure sanitaire yi ci biir bu ngeen duggee am na benn raxasukaay bu ñu fa teg ak benn gel pour raxasu bu kenn xaar ñu ne ko demal raxasu ji ça doit être un acte de noblesse pour tout un chacun ma leen di ñaaxaat bu leen fàtte le port des masques fu ngeen mënti ne soit ci baptême yi ci mariage yi ci safaan yi parce que mënta ñàkk moom moo ànd distanciation bi aussi da cee bokk ngeen bàyyi joxante loxo yi parce que loxo bi ngeen di gis mooy le moyen le plus rapide pour transmettre les microbes d'une personne à un autre donc nañ ko éviter. salaamaaleykum mbooloo bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu suñu yaay yi fi teew tey di nuyu waa Sicap bi yëpp maa ngi nuyu imam ak suñu papa yi toog ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm tey nag Mara lii yëpp yaa ko waral Mara ndax man nee naa woon sax yaram bi dafa neexul waaye nee naa tey su ma doon dugg ci kàmb sax dinaa ñëw ndax Mara baax nga yiw nga gore nga am nga diine boo gisee ma jàpp la rek sa melokaan moo tax te ñun lépp lu ñu def rek Mara ngi ci taxaw yal na la yàlla dolli sutura yàlla nga yeggaleeg sa sago Mara waaw ndax man nee naa maa ngi tuut tànk yi nekkuma ak mag ñi sax ndax mag ñi nee naa dañ lay wor waaye xale yi duñu wor kenn lañ dul wor man maa ngi tuuti tànk yi ba géej gi fer te saa yu ma ci nekkee rek mu fekk si ma ndax fii la ñu defar école Liberté 1 woote nañ ba sonn dugg nañ ci kër yi ba sonn waaye Mara bàyyiwuñu tey bàyyiwuñu ëllëg li mu am ceeb diwlin xaalis bu bari la indi ginnaaw yàlla tey Sicap tey Mara mii moo fa taxaw yàlla na la yàlla fay te bu leen ko fàtte mukk nag Liberté 4 buñ ko xoolee man waxuma sax ñu may tudd ndax li may def nee naa man dama ko def ngir yàlla rek man xale yee ma tax a jóg xale yii ñoo ma tax a jóg ñi nga xamante ne duñ la bàyyi duñ la wat ci ginnaaw ndax les enfants là c'est l'avenir de demain waaw Liberté 4 maa ngi leen di woo ci xale yi jàppale leen xale yi ngir yàlla ndax xale yi ëllëg ñoom la. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo yi di ko teg ci suñu kilifa yi fi toog suñu ginnaaw di imam yi toog xam naa bu ma nuyoo imaamu Liberté 4 nuyu naa ñëpp ñi toog ci si ginnaaw kon boog DG foog naa ne ñi ngi fi dajale rek nga fi war a nga fi dajale ñi ngi fi dajale rek nga fi dajale ci lu mat lii nga xam ne moom nga sumb tey di def lii nga def nag foog naa ne kuy xool ba xool di nga xam ne da nga yokk ci li président Macky Sall mi nga xam ne moo la wóolu bëggal Sénégal ndax foog naa ne Sénégal dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne dañ leen ràññee ci xeex bi ñuy wax Covid ràññee leen ci seen taxawaay mais ràññee aussi ci seen population niñ ko jëlee ak niñ ci taxawee Sicap moo la war a remercier Sicap moo la yore njukkal ndax Covid bi métti na Covid bi
daan na ndax ku gis nombre de morts yi ñu doon am temps yële ñëpp tiitoon ku bugg gis sa mbokk sax doo ko ñemee seeti surtout mag ñi bu fi lii amee nga def bâche toll nii di woon nit ñi di leen ñaax pour loolu ànd ko ak waa SER ma leen di nuyu bu baax di rafet bi ñoom it liggéey bi nga xam ne moom nañu def région de Dakar yépp foog naa ne bu ñu ko ñëwee fii ba ne dañuy yegg si Sicap pour clôturer ko war nañ leen ñoom it sant di leen gërëm. président kay toog ak leen ñoo way leen ma Aliou Mara ku bëgg Aliou Mara tàccul mooy xool liggéey bi rafet na lool jàmbaar jee Aliou Mara. asalaamaaleykum waa Sicap asalaamaaleykum ma famille maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax ñi nga xam ne ñun waa jeunesse bi je vais parler au nom de la jeunesse des Sicap parce que je suis la présidente merewuñ leen benn yoon fàttewuñ ñu benn yoon bàyyiwuñ ñu ginnaaw ñu ngi ñuy sagal lu ñuy def jiital ñu si ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Je commencerai par lancer un appel à la jeunesse sicapoise ci li nga xam ne moo ñu fi teg tey la pandémie Covid-19 yaakaar naa ne pandémie bi mu commencé ba tey jeunesse bi musul baisser les bras dañ si mës a taxaw di si xeex di ci def suñu ak def nañ distribution de masque def nañ distribution de gel lu nekk def nañ ko waaye nag lii moom c'est une fierté pour la Sicap. di ñëw di nuyu ñi nga xamante ni tey jii ñooy sunu kilifa yi fi toog lii nga xamante ni c'est pour toute la population du mbirum politique ndax ñàkku dafa nekk loo xamante ni ñëpp la soxal. Le coordinateur de l'APR et le premier coordinateur de Benno Bokk Yaakaar monsieur Aliou Mara mi ngi nii toog mi nga xam ni tey jii ba président de la république ne kan moo may représenter Sicap ñëpp croiser les bras mu ñëw àll bi xonq cooy gaynde yi bare xaaxaan yi bare mu jóg ni que président man mën naa ñëw jiite Sicap ndax booba Sicap tendance bi metti na mu ñëw ni moo koy jiite ñëpp fal ko ba tey jii suñu jonn yàlla tey ni fi ñuy wax yëpp moo fa nekk mi ngi ci social ndax moom la PSE lay dox ci biirum développement kon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu ñëwee tey jii ci bis bu mel nii. maa ngi wax ci turu comité d'entreprise républicain muy SER APR ñuy nuyu kilifa diine yu fi nekk yi di nuyu kilifa aada yi waaye di nuyu bépp responsable politique bi nga xam ne ni fii ci commune Sicap Liberté ñuy beral nuyoo nag ak gërëm ak sant kii di suñu mbokk di suñu xarit di suñu collaborateur muy le directeur général Aliou Mara dama bëgg nag su leen ma ko mayee rek yéen ñëpp ngeen jox taxaw tàccul ma DG Aliou Mara dinaa ñëwaat léegi ci DG waaye da ngeen may rek ma jàllale benn message bi nga xam ne bokk na ci lu tax président de la République Macky Sall sant ñu liggéey bi ñuy liggéey muy campagne de vaccination bi ku nekk xam ngeen ni feebar bii di Covid bi mbas mi doon na li nga xam ni lu fiy jëlee rek moom mooy vaccination président de la République Macky Sall bu mu xamee ni loolu moo fiy jëlee mu am ci yitte trop am ci farlu bi nga xam ni moo ko permettre bu bokk ci premier chef d'État africain yu dem jëli vaccination bi ay vaccin indi ko fii ci Sénégal ñu ne itam ñii comité d'entreprise républicain nekk ay nit yi nga xam ni nekk kuréel bi nga xam ni lépp lu président Macky Sall dugg ñu dugg ci ñun ñoo yëglu ni que président ñun de bëgg nañu ñun waa comité d'entreprise républicain ñu jàppale la
ci wàllu sensibilisation ci liy jëm ci vaccination yi waaye tey yaakaar naa ni yàlla àtte na lu yàlla àtte moom mooy ngay xew bis bi ci xew bi taw bu bare am ci biir Dakar bi kooku c'est un signe révélateur yàlla na lépp mel noonu kon gàcce galaama DG Aliou Mara maa ngi réaffirmer encore une fois ci turu SER APR yëpp te ni SER APR nuyee nañu partenariat ak yow am nañu suñu chaîne de télévision SER Info TV am nañu suñu SER communication te yooyu yëpp incha allah jumtuwaay yeeg xarala yi ñu laaj ci réseaux sociaux yi ci digital bi daañu si gunge ba ëllëg ñu naan monsieur le maire de DG Aliou Mara. di nuyu monsieur Aliou Mara DG di ko teg ci wàccuwaayam di rafetlu ñëw bi ma ñëw fii taxaw fi parce que dama fee war a ñëw taxaw en tant que bàjjen gox en tant que koo xam ni acteur communautaire la ñu woote tey wàllu sensibilisation kon fii war naa fee taxaw sensibiliser sama population commune Sicap Liberté 1 ba 6 extension y compris Baraka kon tey dañuy rafetlu monsieur Mara lii ñu la cëralee di la ci félicité di wax félicitation di remercier aussi waa SER ñi nga xam ne ñoo jël cër bi tey jox la ko ñun dañ ciy kontaan di ko rafetlu di ñëw nag en tant que bàjjenu gox di wax li nga xam ne moo nekk ci biir Sicap dëgg la nit ñi ñu ngi vacciné biir Sicap parce que ñun toujours ñu ngi ci terrain bi ñu ngi accompagné ñu ngi def ay stratégie avancée yoo xam ne dañuy dem sax di fekk nit ñi mais li ci nekk mooy jeunesse bi moo vacciné wu donc tey damay sensibiliser sama jeunesse sicapoise di leen wax ni jóg leen ngeen dem vacciné bi relever leen défi bi nga xam ne moom la le président Macky Sall teg pour ñëpp vacciner pour mën a aar suñu ay mag ñi nga xam ne dañu nekk ci biir kër yi kon jeunesse bi nga xam ne yéen a nekk ci biir Sicap ngalawaay dama leen koy ñaan di leen ko ñaanaat dem leen ngeen vacciner ji vaccination bii ñuy def seen njariñ la parce que tey jii nañ leen xool jeunesse bi ku ci bëgg a dem extérieur te vacciné wuloo doo dem parce que léegi dañuy laajte carte vaccination te carte vaccination boobu ñu ngi ciy xool ndax vacciné ngeen Covid 19 wala vacciné wu leen ci. teg nuyoo bi si imaamu Sicap Liberté yi nga xam ne tey ñëw nañu fi teewe bés bi tey nag li ñu dajale fii mooy waxtaan sur la sensibilisation si mbas mi nga xam te moo am lëmbale dëkk bi ñu koy wax Covid 19. yéen gis ngeen Covid 19 ni mu fi commencé ba léegi daaw ba léegi mi ngi fi te am na plus de 1000 et quelques morts au Sénégal mais tamit yàlla musal nañu yàlla taxaw nañu ñun Sénégal ba nga xam te on est parvenu à maîtriser la maladie tant bien que mal mais def nañ ci jéego bu rafet ba nga xam te Sénégal au niveau mondial on l'a classé par benn institut ne Sénégal moo jël deuxième au niveau mondial nga xam te liggéey nañu liggéey bu mag ci Covid 19 te kooku c'est avec la clairvoyance et la perspicacité de notre président le président Macky Sall xam te dafa jox moyen médecins yi jox moyen hôpitaux yi ñu liggéey ci yéen ñëpp gis ngeen ko on fait partie des premiers pays d'Afrique yi nga xam ne fii la vaccin bi yegg si ñuy commencé di vacciner nit ñi dafa am solo moo tax ñuy ñaax nit ñi ne dem leen ngeen vacciné wu li ñu leen di wax naan vaccin bi lii vaccin bi lëlee yooyu taxawul feebar bu mu mësee am àdduna ba léegi pandémie bu mu mësee am vaccin moo koy fekk depuis ay choléra ay rougeole fièvre jaune yooyu yëpp vaccin moo koy fekk di remercier encore waa comité d'entreprise républicain bi xam ne docteur Toumb moo ko jiite ñu ñëw ci sensibilisation bu loolu weesoo man képp ku ma xam Sicap Liberté lañ ma gën a xam mais tamit ci politique lañ ma gën a ràññee parce que politique dama ci dugg bi ma commencé politique c'est en 1991
laa commencé politique fii avec le président Ablaye Wade. En 1996 bi ñuy teg l'acte 2 de la décentralisation l'acte 2 waxuma acte 3 de acte 2 en 1996 j'ai dirigé la liste du Parti démocratique sénégalais fii dans la commune de Sicap Liberté ma nekk tête de liste proportionnelle madame Seynabou Ka Diallo nekk tête de liste majoritaire boobu ñu ñëw en deuxième position parce que temps boobu parti nit yi xamoon mooy PDS ak parti socialiste gagné ku ñuy wax Amadou Lamine Diallo nekk le maire Sicap la màggee Sicap la xam Sicap la miin bi may dëkk Sicap donc xale buy taa mbuus yi ngeen di gis nii yooyu yëpp jaar naa si koñ yi ko groupe yi nekk buy taa bi ci koñ donc xam naa Sicap baax te élection bi may jël muy municipalité yi jël en tant que benn bokk yaakaar dama si ànd ak équipe boo xam ne dañoo am vision am programme xam nañu mbëbëtu Sicap parce que c'est pas la première fois ñuy dugg Sicap yàgg nañu dugg def ay porte à porte si kër yi élection présidentielle élection législative référendum yooyu yëpp jaar nañu donc xam nañu mbëbëtu Sicap yooyu nag du loo xam ne dama koy développé fii parce que loolu taxuñu jóg mais dama bëgg nit ñi xam rek ne ñun dañuy dem élection dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar bu doon sama sago dañuy jël profil ki nga xam ne doomu Sicap la Sicap xam nañ ko xam na Sicap bëgg na Sicap am na yërmande si waa Sicap xam na mbëggatu Sicap jeune Sicap yi xam nañ ko te buñ ko joxee ay moyens dina faj soxla Sicap mais nag soxla Sicap buñ koy faj du moom rek moo koy faj day ànd ak waa Sicap poser problème bi résoudre problème bi parce que loolu la ñuy wax intelligence économique territoriale donc dama bëgg waa Sicap xam jarul ñuy dispersé wu ku nekk di déclarer candidature fii di déclarer candidature fële nañu toog waxtaan jubóo trouver un consensus jiital bi nga xam ne buñ ko jiitalee ci la ñu gën a am chance gagner la commune ki nga xam ne nit ñi dugal nañ ko seen xol bëgg nañ ko xam nañ ko dama naan je suis le candidat légitime et historique yàlla may na ma xam-xam ak kattan macha allah maa ngi ñaan maa ngi sant yàlla bu baax a baax baax parce que je suis ingénieur polytechnicien fii laa jànge à l'école polytechnique de Thiès jawuma fenn jàngewuma France jàngewuma benn dëkk Dakar laa jógee dem Thiès jàngi génn fa comme ingénieur de conception polytechnicien en électromécanique et aujourd'hui je suis à l'APIX comme administrateur des zones économiques spéciales. Je connais la promotion des investissements xam naa naka la ñuy liggéey xaalis parce que j'ai fait la banque islamique j'ai été 15 ans à la banque islamique comme directeur informatique di liggéey APIX donc xam naa ni ñu war a jaar li may wax jeunes yi tout le temps dama leen ne man sama slogan de toujours mooy da ngay jàngal napp dama lay jàngal nu ñuy nappee mais du ma napp di la may man je suis pas pour la politique boo xam ne damay jël sama xaalis di la may di may ngay génn non mais nag du fi ñàkk parce que on est dans un pays de dialogue un pays social il faut ñuy jàppalante mais nag ku lay may toujours
jàppale wu la man su ma lay jàppale dama lay won buntu koy jaaree ñu encadré leen fexe ba nga am foo téye xam te nga gis Aliou Mara ak bañ ko gis da ngay demal sa bopp loolu xam les jeunes de Sicap Liberté, les femmes de Sicap Liberté, la population de Sicap Liberté, je suis déterminé à prendre les choses en main pour nous sortir sur le Sicap. Am na détermination yàgg ngeen ma gis ci terrain bi. Vraiment waaw na gaay fair play. Mënoon naa li ma yàlla may mënoon naa bañ def politique en toute honnêteté en toute humilité mënoon naa bañ def politique mais dama dëkk ci gox bi dëkk ak ñoo xam ne doole yi yemuñu il faut ñu jàppalante ma gis sama jeunesse gis sama ay doom gis sama ay rak gis sama ay jarbaat affaire yi dëgër ma ne il faut ma wàcc sur le terrain jàppale parce que la définition de la politique c'est l'art de gérer la cité. Man, je ne croise pas les bras, je me mets avec la population, ñu wàcc ñi ma xam ñi may àndal ñu ñëpp xam nañ ma damay ànd ak ñoom sur le terrain. Même su ma ñëwee ak sama oto ñu nekk quelque part damay wàcc sama oto ñu dugg ci terrain bi dugg ci kër yi man loolu laa xam. moo tax nag ma leen di wax en tout cas moi je suis là, je suis à votre disposition mais nag yàlla mooy tànn. Le dernier mot revient à Dieu. Yàlla mooy tànn.